والحكمة من بحر ولدنيات العلم والحكمة من بحر ولدنيات العلم والحكمة. asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi tey jii nii ñu ngi leen di recevoir sunu plateau Waladounyati ñu amoon nag benn invité bu tedd ñu am gan gu mag, un homme d'une dimension spirituelle extraordinaire, un homme qui déclenche des passions ndax xam-xam bi muy développé, mais aussi un homme qui suscite beaucoup de controverses ndax justement xam-xam boobu noonu mi ngi développé miinu woon di ko dégg suñu nopp, mais aussi c'est un homme charismatique et un homme qui suscite beaucoup d'interrogations. Et justement tey jii nii nag daan jéem a répondre à ces interrogations daan leen wax kan mooy Seydi Mouhamed El Cheikh. léegi pour wax leen kan mooy Seydi Mouhamed El Cheikh dañ leen invité ñu seetaan suñu élément vie après ñu dellu si waat suñu émission. Jalal, Latif, Jamil, Kun Fayakoun. Quelle belle rencontre à Misra. Né sous le nom de Sherpa, de Sokhna Binta Fall et de Abdullahi Kader Ba, le 10 avril 1983, le fils de Binta Fall s'était fait remarquer tant à l'école française, au lycée André Pétavin de Saint-Louis, en passant par l'école primaire au Clair, qu'à l'école coranique de la Dahara de Thierno Ousmane Sow. Sherpa était un enfant calme et discret, qui aimait s'isoler pour s'adonner aux litanies et aux zikrs que lui transmettrait en rêve la meilleure des créatures, paix et salut sur lui. Seydi Mouhamed El Cheikh, tu ne sais pas quand j'appelle quelqu'un, c'est son âme que j'interpelle. Je suis Cheikh Tijani, tends les mains. Je te donne autorisation sur ma tariqa, d'y agréer qui tu veux, d'y soustraire qui tu veux, du Sénégal à l'Arabie. Cheikh Oumaroul Foutiou, ici présent, est mon témoin. Sherba, ou plutôt Seydi Mouhamed El Cheikh, alors âgé de 14 ans, venait de recevoir la lumière de la tariqa Tijane cet après-midi du 10 avril 1997 dans cette forêt de Misra. Seydi Mouhamed El Cheikh s'était métamorphosé. Isolé, il vivait intensément les réalités de la lumière que lui avait confié Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif, sans que personne ne soit au courant. Son entourage commença à se poser des questions sur son attitude, sa distance à l'école, et comme dans le foyer familial, la priorité était les prières surérogatoires et les zikrs. Il ne faisait plus les cours du vendredi soir car il assistait aux séances de Khadaratul Juma et malgré tout il était le meilleur de sa classe. Il animait les débats islamiques qui éblouissaient son auditoire dans la Jamaoul Ibadur Rahman dont il appartenait sans partager leur idéologie et qui ont fini par lui reconnaître son attachement inconditionnel à la sunna pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Seydi Mouhamed El Cheikh ne pouvait pas se cacher plus longtemps. La fréquentation de Jamiul Masjidul Nour, la mosquée de Cheikh El Haji Rawan Diagne, allait être un tournant déterminant, car son secret fut percé par Cheikh Djibril Diagne le Grand Gnoz, qui finit par être son disciple et son ami. Émissaire de monde invisible et résident de monde bruyant, Seydi Mouhamed El Cheikh fit le choix d'abandonner l'école française, car ce chemin ne lui était pas destiné. Ce choix, dessiné par les voies célestes, amena la mère aimante, Sokhna Binta Fall, à lui poser la question suivante. Cheikh, est-ce que tu penses à ton avenir? Avant même de répondre, Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif apparut devant lui en forme de lumière et lui dit, réponds comme suit. Dis-lui que ton avenir sera radieux et que toute personne qui voudra d'un avenir radieux passera par toi. Dis-lui. Ainsi parla le père spirituel et le chemin fut tracé. C'était le début du commencement. Ma vie a changé sous cet arbre le jour où Maulana Cheikh Ahmed Tijani a posé sa main sur mon épaule et me redonna mon chapelet. Il vivait dans le monde zahir, le monde sensible. Cependant, le côté mystique devait prendre le dessus et pour cela, sa formation spirituelle commença.
À chaque étape, on lui affectait un guide mystique. De Cheikh Omar al-Foutiyou, Al-Haji Malick Sy, Serigne Babacar, garde-les en tête et ne te trompe pas sur l'ordre. Puis Maulana Baye Niass, que j'ai rencontré au Nigeria dans l'état Kano, sire de la Mahrifa. Je devais refléter l'image du musulman parfait. Aucun geste ou acte n'était laissé au hasard. L'élu devait être l'élu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déchiré les arcanes qui séparaient le monde Shahada du monde Haïb pour donner la lumière de la Tariqa Tijan à Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Et Maulana Cheikh a fait pareil pour moi. Je ne me suis pas choisi. Je ne m'attendais pas à ce qui m'est arrivé. Maulana Cheikh Ahmed Tijani m'a choisi et m'a confié une mission. Une mission de faire rayonner la Tariqa de 1000 milliards de lumières par des enseignements tirés de la haqiqa pure, jusque-là jamais révélée, et d'éclaircir les zones d'ombre du Coran, jusque-là jamais décortiquées. De ce fait, toute âme qui est éprise de lumière, qui entend le discours, s'y reconnaît et s'y adhère forcément. Sans nul doute, je ne suis pas une exception. Et dans toute mission, comme le fut jadis du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du temps de Cheikh Ahmed Tijani Chérif, il y a des malfaisants. Il y a des jaloux, il y a des comploteurs, des suppôts du diable entre les djinns et les hommes, qui ont déployé toutes les forces visibles comme invisibles pour éteindre la lumière. Mais au contraire, leurs actions ont fait qu'attiser la lumière devenue feu, puis volcan en éruption. La mission a explosé tel un supernova. On est en 2004, la première phase de la mission est devenue officielle. Ce qui va surprendre, c'est cet îlot, ou cette presqu'île entre le fleuve et la mer. Il n'existe aucun endroit plus mystérieux que cette terre au sable cristallin. Tous les saints de l'islam l'ont survolé, un sol qui ne pouvait ne pas faire partie de la mission sainte, car des milliards d'années avant même l'avènement des hommes, cette terre fut inaugurée par une séance de wazifa, dirigée par le messager d'Allah, paix et salut sur lui, accompagné de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu, et de Khutb al-Ahtab al-Kébir. En 2009, il reçut l'instruction de révéler la Cité des Lumières, Médina Cheikh. La construction de la cité débuta avec une détermination hors pair. Aucun arrêt dans les travaux. On travaillait tard dans la nuit avec les ablutions toujours renouvelées, toujours humides. Quelle abnégation! Certes, les instructions de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, qui supervise chaque centimètre du chantier, devaient être respectées à la lettre. C'est en 2012 que les 22 anges qui assuraient la garde furent relevés par des nawamis, à leur tête Nouria Ilou. Vous ne rêvez pas, c'est bien Nouria Ilou. Vous avez certainement dû croiser son nom dans les litanies du Kanzu. Médina Cheikh, la résidence de Cheikh Ahmed Tijani, la terre de grâce, la métropole de lumière vue le jour, suivie quelques années plus tard par la Zawiya, sortie de terre, comme pour matérialiser le sentiment d'une lumière en apogée. Elle est tellement intense. Personne ne peut nier l'évidence. Seydi Mohamed El Cheikh a prouvé qu'il est bel et bien le récipiendaire de la lumière de la Tariqatul Haq. Il en est le responsable et le législateur. Ses enseignements de haute science, émanant de la lumière de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, transforment même les âmes les plus sombres en âmes pieuses et apaisées. Tournée sur tournée, de Dakar à Rosso, de Saint-Louis à Kaolack, inépuisable comme un guerrier assoiffé de bataille, il se déplace vers les populations pour leur apporter les réalités vraies de l'islam. Il se déplace vers les populations pour leur apporter les réalités vraies de la Tariqa Tijani. La vérité est intemporelle. Depuis l'âge de 14 ans, à ses 35 ans aujourd'hui, il s'est écoulé 21 années et le discours est toujours identique. Tel un halo de lumière qui entoure la terre et fait déferler les disciples de Maulana Cheikh Ahmed Tijani vers cette source intarissable, au point de nommer des représentants dans toutes les régions du Sénégal, de la Côte d'Ivoire aux Amériques. Sa réalité est celle de la Tijaniya, celle de la religion islamique. Je mènerai cette mission contre vent et marée. La victoire sera éclatante, toujours éclatante, et cela jusqu'en 2075. Salam alaikum Seyd Mohamed Cheikh. Ginnaaw bi ñu seetaanee sunu élément bi ñu dugal sànq
ñu ngi doon jéem a présenté kan mooy Seydi Maodo Cheikh xam naa ni sax 8 minutes yi tënkul sa parcours waaye dañ ko résumé rek waaw ñu bëggoon bala ñuy continuer suñu émission nga saan si kàddu nuyu mbokk yu ñu seetaan ñu commencé question yi parce que tey moom am nañu question yu bëri yu ñu war a posé ndax askan bi question yi lay posé il se pose cette même question là. donc ñu ngi lay dalal suñu émission. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal qatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaikum. Monsieur Niang maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokku téléspectateur yépp di rafetlu aussi parcours bu extraordinaire bi nga xam ni Khalifa Cheikh Oumarou Sabali bu Dakar moom la ñu dégg voix wam mu doon ko def ma ci kontaan loolu vraiment mu doon aussi surprise ci man mais ma gis ni aussi résumé na parcours bi ba nga xam ni rek yàlla dogal na lu ci nit mën a xam dina ko ci xam ma di la remercier nag avant tout yow ak sa équipe bi nga àndal yépp muy équipe bu waladuniyaati.com ni nga ko waxee rek ni tey moom bëgg nga question yi ñuy posé ñu indi ci ay réponses yoo xam ni dina leen satisfaire incha allahu ñu ngi leen di déglu bépp question bu ngeen indi rek ñu xool nu ñu ciy tontoo incha allahu ci barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani. kon baax na sunu question bu njëkk mooy comme que yow sa waxtaan yëpp ci cadre tarixa tijaan nga ko def donc ñi la doon laaj lan mooy njëriñu tarixa tijaan lan mooy dëgg-dëgg xaqiqa wala réalité tarixa tijaan ak nit ki bu demee ba jokk ci wird bi ne man jël naa wird moom yan bénéfice la si mën a jëlee. waaw li nga xam ni moom la ñu njëkk bëgg leeral mooy lan mooy tarixa tijaniya. tarixa tijaniya dafa am ñaari côté yoo xam ni benn bi dafay dellu ci shahada benn bi di dellu ci xaqiqa bi nga xam ni day dellu ci shahada mooy bi nga xam ni moom la ñuy résumé ci savant islamique yëpp nga xam ni adhéré lañu ci tariqa tijaniya moom la ñuy faral di wax muy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mooy fondateur bi ma nga juddoo Aynu Maadi ba mu ñëwee Fès daal di indi histoire bi daal di koy relater ak xalif yi nga xam ni jot na ko am ak muqaddam ya mu am ak ñi nga xam ni adhéré nañu ci tariqa tijaniya boobu mooy côté bi nga xam ni tey moom la ñu mën a résumer ci côté shahada waaye bu dellu see ci côté xaqiqa bi dañuy gis ni tariqa tijaniya suñu ko bëggoon définir dañuy wax benn lumière la lumière boo xam ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ko jël tënk ko jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jël ko jox ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif loolu nag xewe ci la ñoo tuddee tijaniyatul uzna ci côté xaqiq mooy réalité bi nga xam ni yàlla jël na lumière bi di lumière bi nga xam ni moom moo mën a sauver ruux yi waaye lumière bi nga xam ni aussi tey moom moo mën a permettre jeune bi muy dund lumière yàlla waaye moo mën a permettre aussi nit ki mu am cofeel ci yonent bi waaye moo mën a permettre nit ki baat bi yàlla di wax ni wala zikrullahi akbar nit dem ba mën a àgg ci dimension boobu ba mën ko tekki ci ruuxam lumière boobu nga xam ni tey jii moo rassemblé astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum rassemblé salatul fatiha rassemblé la ilaha illallah rassemblé jawharatul kamal moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël muy cadeau boo xam ni pour sauver humanité bi la mu jox ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mu indi ko pour nit ñi mën ci jëriñu seen diggante ak seen borom waaye mën ci jëriñu seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mën ci jaare ba yàlla sopp leen su ma doon résumé tuuti ci tariqa tijaniya ci côté xaqiqa damay wax ni noonu laa la koy résumé la beneen bi ci des muy njëriñ bi nga ciy laaj nit ki bu jëlee werd ban njëriñ
la mën a jële ci tariqa tijaniya. njëriñ bi mooy déjà yàlla dafa santaane lanoo tuddee zikr. lanoo tuddee zikr yàlla dafa ni wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun. yàlla dafa ni na nga koy tudd lu bare ngir nga mën a bokk ci ñi nga xam ni ñu texe ñi la ñuy nekk. léegi nag kon zikr déjà yàlla daf ko santaane kon nag waxuma ki nga xam ni tey tiijaan la nga xam ni bokk na ci tariqa bi mais dafa war ci jullit bu nekk muy zikr. zikr boobu nag Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dafa ci liggéey lu am solo mooy dafa fexe ba tënk jeune bi tënk nit ki tënk mag bi ci muy toog malaanu wadifa di zikr. mu tënk ko ci muy laazim di def wérdam muy dellu ci zikr. mu tënk ko ci muy teewe jotaayu xadaratul juma muy dellu ci zikr. kon damay wax njëriñ bi nga xam ni daal nit bu jëlee wérd bi mën na ko ci jële njëriñ boobu yëpp dafay dellu ci jëriñu ci leeru yonent bi waaye jëriñu ci topp santaane bi yàlla waaye jëriñu ci àgg fi nga xam ni wali yàlla yi tabarakallahu foofu la ñu bëgg di àgg. loolu daal mën naa la ko ci résumé di xaar beneen question. waaw kon maa ngi si jàng ni tariqa tijaan dafa ñëw ngir sauver humanité bi. xam naa ni loolu moo tax sa jàngale yëpp nga di ko def ci cadre tariqa tijaan donc lu waral loolu. loolu moo tax tamit turux yi fi nekk yëpp jàngale woo leen. xam nga nit ku nekk rek li ma koy faral di waxee. dafa am mission boo xam ni moom la yàlla dénk. mission bu ñu la ko dénkee dañ la koy détermineel wax la début mission bi wax la fin wu mission bi. tey koo xam ni par exemple dafa ni moom missionnaire la te xamul début mission bi xamul fin wu mission bi c'est parce que du missionnaire. missionnaire dañu koy rédigeel début mission am rédigeel ko fin wu mission mu xam mission am kañ lay tàmbali xam mission bi kañ lay jeex. léegi nag boo gisee ñuy waxtaan ci tariqa tijaniya c'est parce que ñun dañu ñëw di missionnaire bu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. mu chargé ñu mission boo xam ni dañu war a gën a hisser flambeau tariqa tijaniya ba dugal ko ci coin yi ak recoin yi ci partout fi nga xam ni nekk na tey ci àdduna. fexe aussi ba jeunesse bi adhéré si massivement waaye fexe aussi ba enseignement yi nga xam ni ay enseignement la yuy permettre nit ki gën a xam tariqa bi lan la yu fexe ba génnewaat enseignement yooyu jàngale ko ba nit ñi xam njëriñ bi nekk ci jël wér di tiijaan waaye njëriñ bi nekk ci tariqa tijaniya. kon loolu mooy suñu mission moo tax jamono ju nekk rek nga dégg fu ñu waxtaanee ñu jàngale ko. léegi nag beneen bi muy lu tax du ma jàngale yeneen turux yi tey jii turux yi benn bu ci nekk am na nit koo xam ni moom lan fa xam mu yore mission boobu di jàngale. boo demee ci tarixa yi ci Sénégal yëpp da ngay gis ni benn bu ci nekk am na koo xam ni tey jii moo fa nekk di kilifa di jàngale tarixa boobu. ñun mën naa ni sax dëgg la ñi ngi jàngale islam basé ko ci enseignement tarixa tijaniya mais ñi ngi ci jaare à travers enseignement boobu di jàngale wàlle yeneen turux yi. ndax baat bi nga xam ni tey jii moom la ñu ëpp lu ñuy tudd ci suñu conférence yi di ko jàngale mooy baatu laa ilaha illallah. te laa ilaha illallahu monde musulman bi yëpp ñoo ko moom. monde islamique bi yëpp ñoo ko moom. te la preuve en est ko mooy am na ñoo xam ni ñi ngi ci yeneen turux mais reconnaître nañu lool. ndax tey jii comme yéen journaliste ngeen su ngeen gëstoo ci YouTube bi nekk ci internet bi mais da ngay gis ñoo xam ni ñi ngi adhéré ci tarixa murit mais nga gis ñuy bind ay bind yu rafet ci man di seede seen cofeel ci man di dëggal sama mission. te pourtant waxtaane wu ma seen tariqa maa ngi waxtaane tariqa tijani mais ñooñu lu tax ñuy def noonu mooy dañu gis seen bopp ci jàngale bi may jàngale. dañu xam ni baatu laa ilaha illallahu képp kuy jullit bokk nga si waaye dañu xam ni lu baax képp kuy jullit bokk nga ci waaye dañu xam ni ku ñëw di jàngale yàlla jàngale yonent bi ak kilifa gu mu jël teg ko képp kuy jullit war nga rafetlu loolu. moo indi seede yooyu kon ci ñoom reconnaître nañu ci sama mission ni ndekete man yow ma rek ci jàngale tariqa tijaniya mais à travers baatu laa ilaha illallah bi may décrypter kon da ngay gis ni ndekete mission islam la te lépp laay jàngale. loolu daal mooy li nga xam ni tabarakallahu moom la ñu ci bëggoon a indi comme réponse. mais ci wàllu jàngale boobu noonu dafa am lu spécial ni nga koy jàngale ba tax na ñu ngi lay laaj yow est-ce que diine ji da nga ci indi lu bees. wala est-ce que tariqa bi dafa am lu bees yow loo ci indi wala. lu ma si mën a tontu mooy diine ji mënuma si indi lu bees ndax diine ji bu amoon ku ci indi lu bees yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la war a doon kon diine ji na mu war a doxe ba àdduna di tukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko wane na ko ci ay jëfam
kon mënuma ci indi lu bees ndax defe naa ni bu dee julli juróom ñun moom la ñuy def bu dee woor weeru koor ñun moom la ñuy def bu dee génne azaka ñun moom la ñuy def bu dee aji màkk moom la ñuy def ginnaaw bi ñu seetee baatu shahada bi ñu ko seedee ba noppi ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan rasulullah kon loolu gisuma ci lu bees bu dee ci tarixa tijaniya yi bu ñuy wasifa nombre usité bi ñuy def ci bépp malaanu tijaan ñun Medina Cheikh noonu la ñuy def muy def fatiha benn astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum 30 50 salatul fatiha 100 la ilaha illallah ak 12 jawharatul kamal di def suñu lazim ni ñu koy defee di def xadaratul juma ni nga xam ne noonu lañ koy defee kon ci lii gisuma ci lu bees wax naa ni nag ni nitu yàlla bu ñëwee mënul indi lu bees waaye mën na indi dégg-dégg bu bees waaw mais lu bees moom pour dalal ci sa xel amul dara ci lu bees loo xam ni indi nañ ko li ñu indi yëpp mooy li nga xam ni mag ñi doon nañ ko def loolu la ñu continuer di ko def te ci noonu aussi la ñuy continuer nag di ci ànd ba suñu mission di jeex. dañuy fa dégg benn baat bu nu jaaxal muy baatu xutbu axtaabul kabir maa ngi ko dégg sa taalibe yi di ko wax di ko bind ci internet ci Facebook ak ci journaux yi mais baat boobu lu muy tekki baat boobu la la xutbul axtaabul kabir mooy est-ce que mooy xutbu bi gën a mag bi wala ak tamit moom xutbul axtaabul kabir ban personnage lay incarné loolu day wax dëgg yàlla bëggoon naa nga indi nañu si réponse ndax lu askan bi di laaj la. question boobu moom bokk na ci yi nga xam ni gën nañ ci sawar apporter ci ay réponses muy baatu xutbul axtaabul kabir parce que bare na ñoo xam ni ñu ngi koy interpréter ñu bari ñu ngi koy interpréter ñu nekk te li ma ciy gën a jaaxal mooy baat boobu man maa ko fi révélé muy xutbul axtaabul kabir révélé nañu maanaam xutbul axtaab mi ngi ci téere yi mais xutbul axtaabul kabir maa ko fi révélé léegi nag li may jaaxal mooy baat bu nit révélé nga jël ko tekkee ka neneen nu mu waxagul loolu danay jaaxal ki nga xam ne moo ko révélé mais pour ma indil la ci réponse lan mooy xutbul axtaabul kabir xutbul axtaabul kabir mooy koo xam ni lumière am dañu ko tànkee ci géej gi nga xam ni moom la ñuy tuddee bahrul kanzi léegi da nga ma war a laaj lan mooy bahrul kanzi. bahrul kanzi moom mooy géej gi nga xam ni fa la lumière u katmiya bi jógee waxuma lumière u xatmiya bi lumière u katmiya bi ndax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ñaari cër la détenir yoo xam ni moom la ñu gën a ràññee benn bi di xatmiya mu détenir ko ci xutbatul uzna beneen bi di katmiya katmiya boobu nag moo ko def mu nekk l'intermédiaire entre le prophète de l'islam Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes léegi nag kooku ñuy tuddee xutbul axtaabul kabir lumière am ci baxru boobu nga xam ni fa la katmiya bi jóge foofu la lumière am jóge moom moo tax ñu koy tuddee xutbul axtaabul kabir maanaam loolu appellation la appellation la léegi nag ban personne la représenté mooy personnage bi nga xam ni am na ñeenti juddu ñett yi di ci côté ruuxaani yu benn bi di juddu bi nga xam ni moom la juddu juddinu shahada côté ruuxaani yu bi mooy personnage bi mu njëkk incarné mooy ruux ba nga xam ni dafa juddu ca Jérusalem juddu ci Jérusalem pour nekk en contact créer une relation mystique ak ruuxu yenent yàlla Isa alayhi salaam mooy benn juddu bi ci côté ruuxaani yu laa wax ruux bu njëkk bi mooy bi nga xam ni dafa judd ca Jérusalem pour créer benn relation mystique ci digganteem ak ruuxu yenent yàlla Isa alayhi salaam ci wàllu ruuxaani yu deuxième ruux bi di ruux bi nga xam ni dafa judduwaat mais cette fois-ci mu judd ci màkk bi mu juddoo ci màkk mu bàyyi essence su ruuxam ci biir xajaratul aswad muy zikr salatul fatiha moom mu voyager ak ruux bi ba Médine mu créer benn relation mystique ak ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy deuxième judd bi ci personnage bi laa lay indil troisième judd bi di aussi ci côté ruuxaani yu mais muy ruux bi nga xam ni judd na ci la maghreb islamique rawatina ci réew ma ñoo tuddee Maroc mu dugg en contact ak lumière bu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif léegi nag ruux boobu nag mooy dellu si ci axiru zaman judd ci Afrique de l'Ouest ñu di ko tuddee imaamul mahdi muy al mahdil muntazar moom la ñoo dàkkantalee xutbul axtaabul kabir
li tax ñu koy wax nag xutbul aqtaabul kabir mooy dafa dugal ci biir jëmmam en même temps réalité boo xam ni day dellu ci ruuxu xawsu ak xutbu zaman bi nga xam ni nekk na ka di doxal mission jamono ji ñu ni moom mooy borom jamono beneen bi di ak gradam su dajalee yooyu nag ñu indil ko appellation ni xutbul aqtaabul kabir. léegi nag ci côté boobu aussi pour ma taxaw ci parce que tey soo tuddee baatu imaamul mahdi muntazar rek ñu bare seen xel fu nekk daf fay dem ndax li ko woote ci àdduna bu ñu xoolee ëpp na peut-être même plus de 10 000 personnes ci ñi nga xam ni woote nañ ko ñii ci tariqa yii la ñu bokk ñii bokk ñu ci tariqa ñii ci nii la ñu bokk kon kenn ku ci nekk am na vision ci personnage boobu mais ñun en tant que Tidiane vision bi ñu ci am mooy vision bi nga xam ni moom la Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif am ci personnage boobu te mooy Cheikh Tijani Chérif dafa wax ni bu ñëwee ci sama tariqa lay bokk te dina ma confirmer muy ci tariqa Tijaniya de même vision boobu la Cheikh Al Hadji Malick am mu ni wali yi dinañuy jël suñu wérd ba ci imaamul mahdi moom it bu ñëwee dina bokk ci ñun de même que Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass interrogé nañ ko ci personnage boobu di imaamul mahdi mu ni imaamul mahdi ci ñun la bokk lii may wax soo demee ci faydu Tijaniya di nga gis ni bind nañ ci histoire yi kon ñun bu ñu waxee côté imaamul mahdi dañu koy delloo si enseignement yi nga xam ne am nañ ko ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif wax ko ñu dégg téere tariqa bi bind ko Cheikh Al Hadji Malick wax ko Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass wax ko kon ñun dañu koy delloo ci njàngale tariqa Tijaniya moo tax nag ñu indil la personnage boobu ni la loolu mooy définir personnage bi nga xam ni moo amee appellation wu xutbul aqtaabul kabir léegi nag après kenn ku nekk nag moom libre na pour interpréter ak na mu bëgg interpréter waaye ñun daal njàngale bi lañ ci mën a indi tabarakallah. macha allah. fekkee ni dégg naa bu baax moom ñeenti judd la. donc judd bu njëkk bi si wàllu ruuxaani yu mu ngi nekk ci côté Jérusalem. benn judd bi toujours ci wàllu ruuxaani yu mu nekk ci côté Makka. beneen bi ci wàllu Fès di Maroc. léegi nag beneen bi mooy judd bi muy judd ci Afrique de l'Ouest. waa judd en tant que jëmm. léegi nag ñu ngi xuus toujours ci suñuy question mais damay gis ni sa taalibe yi daal dafa mel ni ñoom talatuñ dara daal ñoom daal talatuñ dara ñoom guddeeg bëccëg ñi ngi nekk seen kurus di yeewu 2 heures du matin 3 heures 4 heures ñoom daal ñu ngi tout le temps si jaamu yàlla bu ñu xëyee ñi ngi liggéey bu liggéey bi ñëwaat bi defuñ dara nekkaat seen kurus dafa mel ni daal ñoom daal da nga indi doxalin bees bu leen di tënk tout le temps ci taluñ dara loolu seen kurus est-ce que da nga indi doxalin bees sang bi loolu su ma ciy tontu sax dama ciy kontaan parce que déjà ki la ni sa taalibe yi gis nañ ni tàllatunu dara ngir jaamu yàlla kooku boo ko waxee kilifa gi dafa war a kontaan parce que dafa war a xam ni kon ndekete moom mi ngi doxal mission salon ni nga xam ni yàlla bëgg nag ndax yàlla la mu bëgg mooy ña la topp nga soññi leen ci ni wa maa xalaqtu jinna wal insa illa li ya'buduni li yàlla ni binduma nit ak jinne ngidul li dul ngir ñu di ma jaam kon da ngay fexe ba ñi la topp nga saxal leen ci jaamu yàlla léegi nag su ngeen demee yéen ba gis ni ñun ñu ànd ak ñun tàllatunu lu dul jaamu yàlla suñu demee seen liggéey bu ñu jógee seen liggéey dellu ci jaamu yàlla kon nun loolu dañ ci sant yàlla xam ni yoon bi nga xam ni yonent bi rëddoon na ko ak sahabaam yi ñi ngi ci yoon bi nga xam ni aussi moom la Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif sant diggante gidd bi ak ñu ànd ak moom kon ñi ngi ci yoon boobu kon ñoom dama leen di ñaanal yàlla nañu yàgg ci jaamu yàlla boobu ñuy def ñun tam ñu àndi ceeg ñoom macha allah donc daal say taalibe yi daal dama leen tëgg si jaamu yàlla ndax jamono bi ñu nekk dafa nekk jamono bu jafe te yow réussir nga tëkkale si jaamu yàlla ñu yeewu 2 heures du matin 3 heures 4 heures du matin loolu yaakaar naa lu raar la surtout ak jeune li nga xam ne si àdduna da koy soxla mais yow nga fexe ba tënk ko ci kaw taraxe bi waaye tamit dañuy xuus toujours si suñuy question dañuy gis di sa jàngalin daal nit ñi nee na dafa kawe mënuñu ko dégg yow daal li ngay jàngal kenn xamul lu mu doon yaa ngi tudd ay asamaan yu mos a dégg jàngale yu ñu gis ni nekkul jàngale lu téere xam-xam boobu fu mu jógee xam-xam boobu fu mu jógee ci wala duniyaati la jóge wala duniyaati di coïncider même ak seen turu site internet bi lan mooy wala duniyaati li ñuy jàngale wala duniyaati benn côté la boo xam ni dafa am xam-xam yu ci daje yi nga xam ni ki ciy tànk di ko génne xam-xam yooyu la ñuy tuddee ilmul laduni ilmul laduni nitu yàlla yu mag yi ñi ngi tubaab di tuddee tey les aristocrates du ciel ñi nga xam ni ñoom la tubaab yi di tuddee ni ñoom ñoo amee la noo tuddee conscience universelle waa damirul kawni ñooñu fa la ñuy tibbee xam-xam di ko wax léegi nag xam-xam bi ñuy wax du nekk xam-xam boo xam ni rek forcément dafa war a nekk lu nu rédiger ci livre yi noir sur blanc
mën na am ni dina am téere yoo xam ni ci ay téere la yuy dellu ci wàllu soufisme sax yu ko bindoon mais interprétation bi ci dënnu góoru yàlla yi lay ne. loolu moo tax ngay dégg nitu yàlla yi di wax ni xam-xam nekkul ci téere yi mi ngi ci dënnu góoru yàlla yi. léegi nag xam-xam boobu da ngay nekk en communion ak réalité bi nga xam ni moo làqu ci biir univers bi. dafay am kenn koo xam ni day nekk sa gannaaw di wax mais jaare ko ci sa làmmiñ. xam nga bu ñu xoolee alquran yàlla waxoon na yonent bi wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ni yonent bi li muy wax du moom moo koy wax ngir bakkanam la muy wax yàllaa ko wax jaare ko ci yonent bi kon wahyu la. léegi nag li nga xam ne tey moom la ñuy tuddee ilmul laduni dafa am particularité boobu missionnaires yi boo gisee ñu ciy wax mooy c'est parce que ni ki nga xam ni moo leen di jox mission bi mooy utiliser xam-xam ba daana ko di wax ci seen làmmiñ ñoom duñu am lu dul jottali ko. léegi nag le fait que nit ñi bu ñu nee dégguñu ko xamuñu lu ñu doon si nit ñi dégg nañ ko parce que nit ñi soxlawul seen nopp di ko dégg seen ruux moo ko war a dégg parce que xam-xam boobu jugul pour wax ak ay nopp ndax nopp attanu ko xam-xam boobu dafa jug pour wax ak ruux ya. léegi nag bu waxee ruux ya su ko ruux ya dégloo dafay fekk ñoom daf leen di gën a motiver ci jaamu yàlla gën leen motiver ci xam yàlla waaye gën leen motiver yi aussi ci topp yàlla. kon xam-xam boobu daal particularité bi mu am mooy li nga xam ni moom la ruux daan zikr di ko soxla léegi xam-xam boobu bu ñëwee mooy jox ruux la mu soxla woon pour mu gën di leer ba ëllëg muy dem di wuyu ji boromam. kon daal xam-xam boobu ruux lay interpellé waaye toujours duñ la bàyyi. ci wàllu monde invisible ñu bëggoon xam lan mooy sa réaction sa relation avec monde invisible ndax dañuy dégg ngay tudd xayb yaa ngi tudd xayisiya yaa ngi tudd bast di tudd monde yi nga xam ne si ñun mosuñ koon dégg donc ban relation nga am ak monde xayb ak monde invisible. relation bi ñu am ak monde invisible mooy ñun boo suivre suñu enseignement yi defe naa ni léegi ci reportage bi nga tegoon Khalifa Oumar mi ngi koy wax depuis bi ma amee 14 ans ba léegi réalité yi ma mës a di jàngale yépp dafay nekk réalité yoo xam ni day ancré wu ci biir monde xayb léegi nag comme li may wax rek am na ñoo xam ne am nañu seen interprétation la ya'lamul xayb illa Allah indi ko parce que xëy na dafa am benn côté ñoom bu ñuy déggee mais gis nga yàlla mi ñuy wax ni kenn xamul xayb ku dul moom yàlla moomu mooy jël ku ko neex mu mosal ko ci xayb lam ko cay mosal ñun suñu réalité yépp dafay dellu ci domaine boobu nag léegi relation boobu nga xam ni diggante xayb ak shahada la mais sorewul tey bu ñu jëlee ku mel ni Cheikh Al Hadji Malick dafa wax ni diggante xayb ak shahada bu dee am na voile sax xanaa kon voile bu woyof la kon moom dëggal na ni diggante xayb ak shahada yàlla may na ay nit ñu mën a jëfandikoo réalité boobu. suñu delloo ci hakim bu mag bi di Serigne Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum doon na wax ni axtaab yi yàgg nañu di jëfandikoo xayb ci ay siècle kon xayb du tey lañ ko soogaay jëfandikoo yàgg nañ ko di jëfandikoo léegi problème bi mooy kan la yàlla may pouvoir mu mën ci di dugg di ko jëfandikoo di indi xam-xam yi ak kan la yàlla jox aussi autorisation mu mën ci di jële ay xam-xam di ko nettali fi ak kan moo xamul loolu. kon ñun sunu relation ak monde yooyu dafa mës di exister boo delloo ci monde ba ngay tuddee xays jàngale naa ci mi ngi ci internet bi diggante monde xayb ak monde xays def naa ci waxtaan bu ëpp 1 heure de temps monde xays béréb la boo xam ni nitu yàlla yi nga xam ni dañ daan jaamu yàlla nekk ci monde shahada ba yàlla def leen waliyu su ñu demee ba génn àdduna am na ci ñoo xam ni dañuy continuer seen zikr pour lan mais pour génn xayb ba ñu ne dem ci monde xays kon kooku gis nga nitu yàlla yi duñu tàyyi ci di wut élévation spirituelle. dañuy génn àdduna ba pare di continuer di zikr pour dem monde xaysiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku jàng ko ne dina xam dëggal na lool ndax yonent bi nee na yonent yi dañuy continuer di jaamu yàlla ci seen xabru kon réalité boobu am na ñu mu làmb ci xutbu yi am ñu mu làmb ci yeneen xeetu wali yi réalité baste nag mooy la réalité du néant wax naa ni xel mënu ko natt tànk mënu fa dem loolu ci réalité yàlla la xam nga yàlla dafa am réalité boo xam ni kenn du la wax yàlla fii la jóge ndax moom mooy huwal awalu wal axiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim kenn du la wax yàlla fii lay mujje ndax amul mujje lépp lu mënta am yàlla moo ko bind ñu tuddee ko la créateur léegi nag yàlla moomu ci biir réalité bi kenn xamul nga xam ni moom lay wax ni arrahmanu alal arsi istawa loolu la ñuy tuddee réalité baste mooy la réalité du néant kooku yàlla dong moo ko xam du tee nag dinañu indi tudd ni réalité boobu am na mais réalité buy dellu ci yàlla la li bon nag mooy kenn waxu la ni réalité boobu forcément xam ko mais nag bul weddi réalité bi waaw
mën nga bañ a xam xayb mais bul weddi ni xayb am na. mën nga bañ a xam xays mais bul weddi ni monde xays am na. mën nga bañ a xam bast mais bul weddi nag ni monde bast am na parce que jullit lu muy weddi rek dafa war a nekk loo xam ni am na ci xaqul yaqin ni lii amul mu mën ko weddi. waaye loo weddi te xamuloo ca dara loolu suñ ko attee dañ koy delloo ci ñeme yàlla te jullit nag dafa war a fu mu toll di ragal yàlla tabarakallah. sama xam-xam bu gàtt mooy monde yi. waaw yow journaliste nga mais xam nga dëgg-dëgg ni loolu kon lu am la yonent yi ci alam yëpp la ñu ko yónni. jamaadaat yi ngay gis rab yi ngay gis yeneen façon yi ngay gis kenn ku ca nekk am na zikr boo xam ne mi ngi koy tudd di ko jëmee ci yàlla yusabbihu lillahi maa fi samawati wa maa fi ardi limité wul rek asamaan ak suuf am na ci yeneen alam yoo xam ni yeneen réalité ma nga fa réalité yoo xam ni foo leen fekk ñi ngi ancré wu ci lu ñuy tuddee la lumière divine kon loolu yàgg na fi mais nag dimension la pour nit mën ko dégg ba mën ko interpréter. macha allah léegi dañuy gis ne léegi Seydi Mouhamed El Cheikh léegi am nga disciple fu nekk donc ñi ngi Europe ñi ngi Asie ñi ngi Afrique muy mel ni mission bi dafa nekk mission universelle bëggoon nañu xam est-ce que mission universelle la beneen bi tamit dégg nañ la nga naan yaa ngi bëgg lal malaan Makka ak Jérusalem loolu mu jaaxal ñu surtout cadre Makka ndax Makka xam na ni foofu noonu ay wahabit ñoo fa dëkk te ñoom gëmuñu tarixa donc loolu nag la mën a nekkee naka nga mën a jóge fi ci Sénégal lal malaan Makka te fekk na foofu dëkk wahabit la bëgg nañ daal nga indi ñu si ay leeral daal. éclaircissement bi ma ci mën a indi rek déjà mooy da nga ni am nga disciple fu nekk ba noppi di laaj ndax kon mission universelle la mission universelle mooy tax nit ki fu nekk mu am fa base am fa dayra ñun mission bi ñu dénk ba 2075 mission universelle la du rek mission Sénégal mission àdduna yëpp la message bi ñu war a véhiculer ci tariqa tijane yëpp message la boo xam ni dafa war a làmbu fépp fu julli nekk ci àdduna de même que aussi ci islam ñu fexe ba indi réconfort ci bépp xolu jullit ak fu jullit boobu ma nekk ci àdduna léegi nag leneen li ngeen déggoon ma wax ko maa ngi ko njëkk annoncé publiquement à Kaolack ci suñu wasifa bu mag bi annoncé waat ko ca Rossa wax leen ni bëgg naa lal malaan Makka bëgg ka lal Médine bëgg ka lal même Jérusalem léegi mu jaaxal ñu bari ñu ni ndax dëkk boobu wàllu wahhabisme xëy na idéologie boobu la ñu amee kon du ñu mën a accepter xëy na wàllu soufisme wala mais gis nga tey boo gisee ñii nga xam ni tey dañu yore wàllu tariqa ñu am fu ñu leen féetale ñii di yore idéologie wahhabisme ñu am fu ñu leen féetale c'est parce que dañu toogul xam nga ñi nga xam ni tey idéologie wahhabisme la ñu yore dañu toog fee ni ñii nga xam ni ñu ngi ci soufisme ay bidaa la ñu indi dañuy bokkaale baaxul ñii nga xam ni ñoom aussi ñi ngi nekk ci ay tariqa toog naan ñële aussi li ñuy woote amul mais mësuñu bokk taabul toog man nag li ma bëgg ci sama mission mooy jël lumière bi nga xam ni mooy lumière u tariqa tijaniya à travers malaanu wazifa à travers xadaratul juma à travers zikr bi nga xam ni moom la tariqa bi di jàngale ma dem présenter loolu ñi nga xam ni ñooy diriger mouvement wahhabisme bi amee idéologie yooyu présenter leen ko ba ñoom seen bopp ñu adhéré ànd ak man moo tax ma bëgg laal malaan ñu bokk ak man malaan ba ma laal ko de même Jérusalem ñu bokk ak man malaan ba ma laal ko de même Médine ñu bokk ak man malaan ba léegi nag loolu nan la ko nit di réussir du kàddu moo koy réussir du dox moo koy réussir du pouvoir moo koy réussir ndimbalal yàlla moo koy réussir léegi nag ndimbalal yàlla boobu nga xam ne moom lañ koy réussir secret la bu ñu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif jox te le moment venu dinañu utiliser secret boobu réussir ka doxale ko noonu ba ñooñu nga xam ne bokkoon nañ ci mouvement wahhabisme wax ni fi kenn du fi lal malaan ñoom ñëpp bu ñu lalee malaan ñu àndandoo bokk ak ñun ci naasiril haqq bil haqq bi ba ñu bari si ñoom sax daal di jël wérd loolu nag du sama secret Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani la ndax moom mën na réaliser l'impossible mën na réussir lépp te yàlla may na ko kon da Mawlana Cheikh dina jox secret bi tax ñi nekkoon ci idéologie yi wuute daal di regroupé wu ci malaanu wasifa regroupé wu ci cadre tariqa tijaan secret boobu jox nañu ko ba noppi suñu ko joxul woon duñu ko annoncé dañuy xaar moment bi jot ñu dem doxal loolu nga xam ni loolu la secret ba laaj mais lu mënu jox ba noppi la donc dañuy continuer rek su suñu question naka ngay expliquer nit dégg sa waxtaan rek si YouTube rek waaw bëgg nekk sa disciple waaw loolu te li ci gën a yema mooy day bëgg nekk si te gisu ko si shahada loolu noo koy expliquer ni ma koy expliquer mooy dafa dégg la mu soxla woon dégg aussi la mu doon xaar mais aussi surtout nag dégg li mu yàgg di wut xëy na sax yàlla may ko mu am lu mu ci gis ci baatin te mënul woon am ku ko expliquer ba mu dégg nag ku ko expliquer tey bari na majorité bi ñi nga xam ne nekk nañu sama ay disciples ànd ak man
ñii ñu ni bare ñu si bari si ñoom ñu ni mësuñu ma gis parce que ñi ngi à travers le monde fu nekk ci dëkk yi fu nekk ci réew yi mais ñu dégg ma gëm ma c'est parce que li ma leen wax dafa fekkoon ni ñoom ñu dundoon ko ci baatin xamuñu la muy tekki ba ñu gis ku leen ko décrire gis ku leen ko expliquer am ci ñoo xam ne dafa am lu seen ruux soxla woon ñu di ko wër mar ko loolu ba ñu gis nag fu ñu ko naanee bi ñu déggee nag ñu wax ko rek ñu yëg ni ñoom lii gis nañ ci seen bopp ñu daal di adhéré ni kon ñoom ci mission bi la ñu bokk. kon loolu daal laa la mën a indil comme explication léegi nag yow heure boo demee ba am temps nga recherché leen soo demee gis leen nga laajal leen dinañ la tontu en personne. damay laaj est-ce que da ngay joxe ay wérd nit ñoo gisagul par exemple joxe wérd à distance. man nag du ma joxe wérd à distance. du ma jox wérd ku ma gisul. du ma jox kenn wérd à distance te amul kenn kuy taxaw di wax jox na ma wérd à distance du ma jox wérd aussi ku ma gisul parce que tarixa Tijani ya dama jàpp ni benn la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mooy souverain bi que ça soit nga bokk tey kër Cheikh El Hadji Malick yaa ngi ci biir kër Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nga bokk kër Baye Niass yaa ngi ci biir kër Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nga bokk aussi kër Cheikh Abba Sall yaa ngi ci biir kër Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nga bokk kër Cheikh El Hadji Umarul Foutiyu Tall yaa ngi ci kër Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani kon benn la moo tax lu si bari su ma nit interpellé ni ma dama bëgg jël wérd te nekkuma Sénégal dama naan ko demal ci muxaddam bi nga xam ni moo la gën a jege ak kër gu mu mënta bokk ci tarixa bi bu dee tarixa bi moo la yitteel wérd bi moo la yitteel te wérd bi benn la kenn mënu ko falsifier kenn mënu ko changer demal ci moom boo ko doyloowee nga tàllal ko sa loxo mu jox la wérd soo jëlee wérd ngay wasifa di lazim di def sa xadaratul juma yow ak ki toog Sénégal fii gis ku ko doy mu jël wérd yéen a yam loolu moo tax du ma jox kenn wérd koo xam ni gisuma ko wala mi ngi ci beneen réew te fekk na am na muqaddam bu nekk ca réew boobu boo xam ni moom mën na ko jox wérd te su ko doyloowee rek ni ko chartu tariqa bi tërale moom mën na ko jox wérd ci loolu daal ci lay dund ci loolu ci lay organiser sama mission. justement wérd boobu léegi nit bu ko jëlee te pratique ko est-ce que dina am ay conséquences yu ci mën a dikkal. conséquences yu bare. parce que Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif ba ngay jël wérdam dafa tëral ay conditions am tariqa tijaniya propagandul kenn Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani daf la tegal ay conditions bokk na ca conditions ya daan na wax ni ku mënul jug fajar bu mu jël sama tariq kon kooku bokk na ci conditions yi. bokk na ci conditions yi respecté xalifa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif yëpp ak ci këru tariqa bu ñu mënta boot bokk na ci conditions yi fexe bay pratiquer zikr bi. di pratiquer sa wérd bokk na ci conditions yi bañ a ŋàññi sa moroomu taalibe boo xam ni yéen a bokk tariq bokk na ci conditions yi maandu ci jullit yi la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroomu jullit léegi nag conditions yooyu yëpp soo ko motalul nga jël wérd bi pratiquer woo ko respecté woo conditions yi conséquence boo gis su boobaa yaa tooñ sa bopp ndax Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif propagandul kenn ay conditions yu leer ci la teg tariqa bi ci la basé tariqa bi foog nga nangu remplir conditions yi ba pare ñu jox la wérd bi suñ la joxee wérd bi nag yaa signé woon ak moom kon nag na nga fexe ba na nga respecté la nga xam ni signé woon nga ko ak moom loolu mooy tariqa bi tabarakallah. macha allah dañoo xuus toujours ci wàllu tariqa tijaan. dañuy dégg ngay tudd tarbiyatu ruux. lan mooy tarbiyatu ruux. tarbiyatu ruuxu mooy ni ñuy fexee yar ruux ba ruux ba di dimbali organisme ba ci jaamu yàlla xam nga nit yàlla dafa dogal ñaar dañ ko sekk bakkan bi lan la bëgg muy nafs bi mooy jamono ju nekk la nga xam ni noppal na ko neex na nit ki ruux ba la mu bëgg mooy di jege yàlla léegi nag tarbiyatu ruux mooy dañuy yar ruux ba ruux bi fexe ba bu bakkan bi tey sax bëggoon nekk ci ay caaxaan bëgg nekk ci loo xam ne lu noppal organisme bi la te bokkul ci lu jëm ci yàlla ruux ba tàggat ka ba borom sawar ci jaamu yàlla léegi nag tarbiyatu ruuxu ki nga xamee ni moom mooy cheikhu tarbiya bi ko indi tey ba ñëpp jëriñoo ko ba ñëpp xam ko mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moo tax mën nga ko fekk ci biir tariqa tijani ya moom tarbiyatu ruuxu seddu ci ba jëriñ ci sa bopp ba sa digganteeg yàlla rafet sa digganteeg yonent bi gën a rafet tabarakallah. waaw Seyd Mohamed El Cheikh donc dañuy ñëw ak yow ci année 2017 ndax dañuy seet ni 2017 bari na trop coow li baroon trop si yow lu ne dégg nañ ko si yow. waaye ñu gis ne daal dafa mel ni coow loolu yàqul sa mission dara ndax sa mbooloo mi ngi gën a yokk di jóge fu nekk sa àdduna di adhéré si yow malgré que coow laa ngi fi loolu jaaxal nañu ndax dafa mel ni loolu dafa waroon freiné ay waaye freiné wu leen donc ñu leen laaj est-ce que da nga am secret bu waral détracteurs yi mënuñu si yow dara ban jàngat daal nga nu mën a ban éclaircissement daal nga nu mën a apporter ci loolu. éclaircissement bi ma ci mën a apporter rek muy ndax dañu am secret ba tax détracteurs yi mënuñu ci ñun dara
waaw dañu am secret ndax secret bi mooy dëgg. secret bi mooy dëgg. allahu huwa alxaqu walxaqu huwa allah. dëgg kenn mënu ko xeex. gis nga loo gis ñu xeex ko daaneel ko c'est parce que loolu du woon dëgg. dëgg mooy yàlla. dëgg ku ci nekk même ñi weddi loolu dinañ dem ba yàgg ñu mujj dellu si waat ci yow. te gis nga yàlla bu nit nekkee ci dëgg daf koy dooleel. bu nit ña dee def pour gën a fexe ba nañ la affaiblir nañ la anéantir yàlla di la gën a yokk. secret ba kon mooy dëgg. dëgg ba mooy dañu amee mission bu ñu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif jox muy mission boo xam ne mission universelle la ñu war ko doxal ba coin ak recoin ci àdduna bu ne mission boobu àgg. léegi nag dëgg boobu ñenn ñi nga xam ne xëy na dañu defoon ni lépp lu nu gis rek mën nañ ko affaiblir mën nañu yàq deru ña nga xam ne ñoo koy doxal mën nañ leen waxal leneen dëgg boobu ñuy doxal te des ci dëgg bi moo tax yàlla jàppale ñu. le fait que nag nga ni nit ña dañu waroon wàññeeku waaye wàññeeku ñuy gën a yokk c'est parce que nit ña dañu xàmme léegi luy dëgg ak lu dul dëgg. gis nga jamono bi nu mënoon a nax nit jamono jooju léegi passé na nit ku wéet ku nekk xam nga lu lay jëriñ xam nga discours dëgg xam nga loo xam ni caaxaan la loolu kenn mënu ko wax nit ndax lii du dëgg wala nangam rek mu gëm la c'est parce que xëy na dafa am nag yeneen yoo xam ni dafa nekk ca gannaaw. gis nga Sénégal xam nga lu ñuy gën a bañ mooy nit ku yàlla may bu la yàlla mayee dina am ñu taxaw ni noo waru ko may. ñooñu jugé wuñu nit ki yàlla la ñu bëgg jugé su desee tuuti wàllu jalousie dugg su desee tuuti wàllu partisan dugg yooyu nag dafay feebar boo xam ni dafa bari lu muy dal nit ñoo xam ni dañu nekk suñu réew. léegi nag loolu yëpp nag su la fekkul ci dëgg ci benn jour laa la may wala 2 jours nga disparaître mais bu la fekkee ci dëgg bu nit ña taxawee nële defe ni mën nañ la baare yàlla daf lay gën a dooleel. loolu moo tax ñi nga déggoon ñu doon wax en 2017. wax lu ne am na sax ñu fi ni woon bu dundaatee ñetti weer ñun ñu dem jébbalu ci moom defe naa boobu ba léegi maa ngi leen di xaar waaye gisaguma ko jébbalu te ñu ngi jëm 2019 kon ñooñu ñëpp dañu defoon ni rek xëy na lépp loo gis mu jóg rek doonte yàlla moo yëkkati loolu nit war na ko mën a fay te yàlla lu mu def nag doomu aadama mënu ci dara. li ma defoon ni nag xëy na moo leen motivé woon am na ñoo xam ne xamuñu woon am na ñoo xam ne xamuñu woon. Sëriñ Muniru dégg naa daan na wax ni bokk ci coow bi xam li xew moo ko gën am na ñoo xam ne xamuñu woon dañ daan dégg rek ñu topp cay wax ba ñu demee ba yeewu ba déglu ba xam li xew dañoo mujj bokk. am na ñoo xam ne nag xam nañu waaye dëndul nangu ñooñu yàlla la ñuy xeexal xeexuñoo ak man am na ñoo xam ne nag xam nañu ni li réalité la waaye bëgguñu ko fi. léegi nag loolu yëpp su dajee kooku da ngay dem nga wax ak yàlla ma nga xam ne moo may nit ki. lañ doon nag daj si man te mënaluñ ma dara defe naa ni suñu ko dajoon tey. ci wàllu franc-maçonnerie yi nga xam ni lëmbe na réew mi suñu ko dajoon tey ci wàllu homosexuel yi lëmbale réew mi suñu ko dajoon tey ci wàllu ñaawteef yi nga xam ne ak crise des valeurs yu am ci réew mi kon defe naa ni réew mi dina nekk réew mu baax. waaye Sénégal nag dañu am benn façon jukko mooy lépp lu baaxul dañuy dooleel loolu di parrainer loolu di financer loolu lépp lu baax nag ñu taxaw ni dañuy xeex ak loolu dañu fiy dindi loolu. léegi nag yàlla loolu la dul nangu mooy yàlla ku mu taxawal may la doole dëgëral la bu la àdduna bi yépp àndandoo di xeex da ngay gën a avancer waaye ku yàlla dooleelul mayu la doole joxu la mission dénku la dara ñaari fan bu la ko nit ñi jugalee kenn dootul la déggati kon daal loolu réponse boobu laa ci am pour apporter la ko insha allah. waaw dañuy des toujours ak yow ci année 2017 ndax ñu ngi fàttaliku am na benn conférence boo defoon Rosso mu bëriwoon trop coow surtout ci détracteurs yi waaye nga ñëw ak benn kàddu nga ni daal je suis venu en paix donc dama ñëw ak jàmm et que si jàmm jooju si laay sukkandiku ba doxal sama mission ba réussir ko ba 2075 mais loolu naka la mën a nekk ndax àdduna bi ñu nekk nii kenn umpalewul ni dafa bari coow fitna bi bari na monde musulman bi dañu am division coow yi daal bari na yow nga ni sa mission di nga ko réussir en paix ba jusqu'à 2075 loolu naka la mën a nekk est-ce que secret la buñ la jox nga di ko doxal wala 2017 la annoncé woon Rosso ni je suis venu en paix dama ñëw ngir jàmm ci jàmm jooju laay doxali sama mission ba 2075 insha allah xam nga yaa ko wax léegi ni àdduna bi dafa bare coow nit ñi jubboowuñu kon nan ngay doxalee sa mission ci jàmm mais àdduna su baree coow dafa fekk da nga war a indi jàmm àdduna du bare coow nga ñëw daal di yokk coow àdduna du bare violence nga ñëw yokk violence àdduna su baree coow da nga war a ñëw indi jàmm man sama mission mooy fekk injustice ma fexe ba ci biir injustice ba ma utiliser ko dugal justice ci biiram fekk violence ma fay violence ba indi fa jàmm
fekk réeroo ma fexe nit ñi juboo fekk nit ñi ànduñu woon ma fexe xol yi ànd man loolu mooy sama mission. léegi nag jàmm jooju du secret bu ñu yor jàmm jooju mooy li nga xam ne moom la yàlla namm ci suñu mission bi su ko yàlla nammee nag ñun duñu def lu dul doxal am yéene gu rafet la ca des yàlla moo nekk suñu ginnaaw di ñu ko mottalil. kon daal ni ma fas yéenee waxoon ca 2017 ni moom lay doxe ba fii ngay waxe noonu lay doxe muy ci jàmm lay dox sama mission ba l'an 2075 parce que kat adduna bi fi mu toll dara jigu ko lu dul jàmm. kon nag ci jàmm jooju rek laa fas yéenee continuer ba sama mission di jeex incha allah. waaw ñoo ngi fàttali toujours sunu mbokku téléspectateurs yi que tey Waladounyati dafa recevoir Seydi Mouhamed El Cheikh donc ñu continuer ak Seydi Mouhamed El Cheikh toujours ci sunuy laaj. dañuy seetlu ni sa tournée yi daal dafa am benn dispositif sécurité bu impressionnant bu muy àndal. ñu gis ay garde di la wër di la daj. léegi ñu seetlu sax ne garde yooyu am na si ku leen jiite. ku leen jiite mooy colonel Ababacar Sadikh Niang. ñu gis si moom daan liggéey ci palais présidentiel pendant plus de 20 ans. léegi d' abord ñu bëggoon laaj sécurité boobu lan moo ko waral. ak itam colonel boobu noonu lan la représenté si yow. ak lu waral boobu sécurité. waaw merci monsieur Niang ci question boobu. déjà maa ngi profité sax ci occasion bi di nuyu le colonel Ababacar Sadikh Niang bu baax ak ñi nga xam ni ñëpp ñoom lay àndal ci sécurité bi nga xam ni moom lay indi ci tournée nationale yi. li ma ci mën a répondre mooy déjà le colonel Ababacar Sadikh Niang ci côté sécuritaire liggéey na ci palais présidentiel pendant plus de 20 ans gendarmerie ñëpp reconnaître nañ ko ñëpp xam nañ ko. ñun suñu xadara ni ñuy organiser mooy kenn ku nekk dafa am domaine boo xam ni domaine am la moom lañ koy dénk mu di ko gérer yàlla dogal la colonel bokk ci suñu xadara bokk principalement ci daayiratul iman bu Dakar. moo tax ñu jël côté sécurité bi dénk ko moom. léegi nag bi ñu ko dénkee ci lay indi dispositif sécuritaire boobu ci tournée nationale yi xam nga boo xasee ba nekk un homme public waxuma sax ñi nga xam ni peut-être rek ñi ngi lay bàyyi xel mais ñi nga xam ni ñoo la sopp sax. boo moytuwul ñoom ñooy dal sa kaw ba mujj la gaañ boo xasee ba nekk un homme public ñi la sopp boo moytuwul ñooñu sax ñooy dal sa kaw ba gaañ la te tellement que ñooñu dañ la sopp wala ñu dal sa kaw ba organisation bi am noo xam ni du ko demee te na nga xam ni noonu lañ ko bëggee te ñi ngi ñuy seetaan fépp ci àdduna loolu moo tax nag colonel Ababacar Sadikh Niang indi dispositif sécuritaire bi nga xam ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dafa am spécialité ci garde rapproché ñu xam wàllu protocole de sécurité xam dëgg-dëgg ni nga xam ni noonu la ñu mën a canaliser nit ñi waaye xam dëgg-dëgg ni ñu mën a taxawee ba lépp li nga xam ni bëgg nañ ko mu jaaree ni nga xam ni tabarakallahu ñëpp noonu lañ koy séenoo kon loolu moo tax moom mu indi dispositif sécuritaire bu mel noonu. gis nga maa ngi fàttaliku sax bi ñu ko njëkkee déployé ca Dakar ci ñi nga faral doon tudd sànq rek parfois ñu di leen tuddee léeg-léeg ay détracteurs man sax tuddeewuma leen ay détracteurs dama leen tuddee ñoo xam ni xëy na ñu ci bari ci ñoom dañu xamul woon lu xew rek te ñun aussi nag wax dëgg yàlla bu ñu sañoon kenn ku nekk xam ni li ñuy doxal intérêt tarixa tijaniya la intérêt islam bi la mais intérêt bépp jullit la. gis naa après Dakar am na kenn ku ma présenté benn vidéo di ma wan ñu bind ci ñoom ci seen bindin yi le Sénégal en danger parce que ñii ñëw nañu te li ma gën a reeloo ci mbir mi mooy dañu xamul ni ñi fa teewoon ci gendarmerie la ñu bokk. le colonel Ababacar Sadikh Niang defe naa partout au Sénégal ñëpp xam nañ ko kon sécurité boobu defe naa bu ñu ñëwee ci tournée nationale taxaw xanaa ku xamul rek mooy toog di publier sécurité boobu seen dispositif di publier di bind le Sénégal en danger mais au contraire sax Sénégal dafa nekk ci jàmm ndax ñoo ñëpp ku ci ne ci caserne Samba Diéry Diallo la ñuy defee seen entraînement kon ñoo ñu reconnaître la le colonel ñu xam ko ci gendarmerie nationale xam ko autorités yi Sénégal yëpp xam ko ñu yore sécurité boobu ñu ci bari ci ñoom yore ay sécurité ci ay hommes publics yoo xam ni yu ñu ràññee la ñu fi ci côté administration kon defe naa ni loolu xëy na ñi ko doon wax wala di ko bind ñu bari xëy na jaxase xelu nit ñi moo leen yëkkati wala xamuñu mais xamuñu ni loolu yëpp ci organisation bi muy dellu mooy ci bi colonel Ababacar Sadikh Niang indi te muy dispositif sécuritaire boo xam ni reconnaître nañ ko état bi reconnaître na ko te aussi ma dolli la ci beneen gis nga ci côté sécurité ñun li ñu ciy liggéey ak ñu àndal ak ni ñu respecté justice bi nga xam ne nekk na ci Sénégal mais néew na ku respecté loolu xam nga lu tax ma wax la ko amul benn tournée nationale bu ñu mës a génn def fa conférence te du dañu am au préalable préfet bi signeel nu jox ñu ci autorisation amul ci benn tournée nationale bu ñu génn
boo xam ne def nañu conférence te fekk amuñu autorisation yëpp dañu am autorisation kon ñun dañu nekk ànd ak loi bi nga xam ne moo am Sénégal ànd ak justice bi mais ànd aussi ak sécurité bi nga xam ni c'est reconnu par l'État même kon loolu daal laa amoon ci lu ma doon leeral ci dispositif de sécurité boobu nga xam ni le colonel Ababacar Sadikh Niang moo koy piloté tabarakallah. macha allah kon daal ay professionnels ñooy gérer sa sécurité. waaye ci année 2018 gisoon na ni demoon nga fi Fès. demoon nga fi Maroc. di seeti ki ngay tuddee sa père spirituel. voilà dégg naa sax say taalibe ne dafa amoon benn sirru. léegi ba fa doon jëlee dégg naa tamit ñu ne bi nga jëlee sirru ba pare Maroc dafa doon taw. gëjoon na sax taw. léegi ñu bëggoon nga indil ñu ay leeral lan moo doon objectif voyage ba doon Maroc ak ban sirru nga fa doon jëlee. exactement mën naa ni après mois d'avril bi ñu defee anniversaire bi ba fii ñu ko gis ci internet gis nañ ko ñu ngi fi après le 10 avril. bi ma fay dem Fès maa ngi fa demoon le mercredi 25 avril daal di agsi ci xabru bi secret bi nga xam ni moom la ma Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif waxoon ni naa ko fa jël si te muy dellu ci sóoratul Fatiha mu jox ma ko bi ma ko joxee ba noppi nag ñu jàng fa salaatul fatiha jàng fa alquran bu ngeen xoolee archive yi gis ngeen bi ma demee di ziyaare xabru Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif kaamilu alquran laa yore woon maa ngi tijji woon benn page gis nga page boobu boo ko jegee liir ko da ngay gis ni sóoratul Fatiha laa doon jàng yore sama kurus di zikr salaatul fatiha noonu laa doxalee am na ñu ma àndaloon ci membre daayiratul iman bi nga xam ne am nañ ko ca Fès ñu basé wu ca Casablanca ma ànd ak ñoom bi ñu defee sunu ziyaara ba noppi ba ñu génnee yàlla dogal la mu dogal ñu gis keroog Fès yëpp dafa doon taw loolu nag ci ngëneelu yàlla lay dellu si waaye nun loolu lañ doon jëli mais ci ndigalal Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif parce que moo ñu santoon ni nanu ñëw ba place bi ba ci xabroom mu jox ñu secret boobu nga xam ni mi ngi dellu ci sóoratul Fatihi te secret boobu du jëriñ lu dul indiwaat ci àdduna bi jàmm may nu pouvoir bu nu mën a continuer doxal suñu mission ci islam ak ci tarixa tijaniya waaye may nu ba lépp loo xam ni mbëbët nañ ko suñu mission bi ñu mën ko àggale ak jàmm loolu daal moo waral sama voyage bi nga xam ni demoon naa defi ko ca Maroc tabarakallah. macha allah loolu leer na nañu. léegi dañuy ñëw kii sur tournée internationale. bon dama gis ne dañoo seetlu ni am nga ay base yu nekk ci Amérique. ñu gis ni base yi nga ci Amérique xam nañ kayit ba gouvernement américain reconnaître leen. bu demee ci wàllu Canada donc am nga fay disciples yu fa nekk. ñu tëral seen organisation yi ba am kayit yi nga xam ne si gouvernement canadien reconnaître na leen officiellement. bu demee France tamit gis nañu tamit sa daayira bi nekk France tamit ñoom am nañu kayit ba gouvernement français reconnaître na officiellement. bu demee Côte d'Ivoire tamit noonu. donc ñu gis ni daal dëkk yooyu yëpp. mën nañu wax nekk ay dëkk jullit waaye daal fexe nga ba am ñoom ñu reconnaître la loolu mu nekk lu jafe donc loolu nag la mën a demee est-ce que da nga am secret bi tax ñoom ñu reconnaître la. mën naa ni secret bi benn la mooy ndimbalu yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci jàppandalu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif xam nga tey boo demee ba am Médina Cheikh France exemple bi comme bi nga joxe Médina Cheikh France. gouvernement français bi reconnaître leen ba ñu am kayit ñoom mën a doxal seen activité yëpp légalement de même que Amérique de même que Côte d'Ivoire de même que feneen ak feneen yooyu su amee même bu fekkente ni dëkk yooyu xëy na du ñu dëkk jullit mais dëkk yooyu xam nañu droit nit ki nga xam ni dafa jug muy la ñu tuddee tey liberté de culte am na waaye nag loolu du ñoom ñoo ko sabab pour waa dëkk ba rek gis ñu rek ni waaw war nañu fexe ba mission bi ñu jàpp si ñu wutal leen kayit non parce que am na ci ñu bari ñoo xam ni sax adhéré wuñu ci islam te bi ñu demee demander leen wutal nañu ay autorisation wutal nañu ay kayit ba sunu daayira yi nekk France tey mën a doxal seen activité yëpp légalement ñi nekk Amérique de même ñi nekk Côte d'Ivoire de même ñi nekk feneen de même kon loolu damay gëm ni du secret bu ñu yore mais loxo Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la ndax ni ma la ko waxee ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani mooy koo xam ni dafay fekk lu ñëpp ni mënul nekk mu nekkal loolu kon loolu su amee ñun dañ ci sant yàlla gërëm ci yonent bi waaye dellu di yeesal sunu taalibe ak sunu ziyaar ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mënu may privilège bu mel noonu. alhamdulilah bërëb bi nga sanc ñu koy wax Médina Cheikh. gis nañu léegi bërëbu siiru ci àdduna donc ñu ngi koy dégg ci Corée du Sud di ko dégg ci Brésil di ko dégg ci Argentine France Canada dëkk yi ma lim yëpp saytaale bi ñu ngi fa donc dafa mel ne léegi bërëb boobu noonu léegi àdduna bi yëpp xam nañ ko léegi boo wàcc seen Ndar taxi boo jël ne ko Médina Cheikh dina la fi yóbbu donc ñu bëggoon nga dikkal ñu tuuti ci historique yi bërëbu Médina Cheikh.
Médina Cheikh dafa nekk benn béréb boo xam ni ci Saint-Louis la nekk entrée Saint-Louis précisément béréb la boo xam ni bu njëkk ba en 1957 ay tool ñoo fi nekkoon mu nekk titre foncier bi am ñoo xam ne ñoo ko moomoon man bi ma ñëwee njëkk parcelle de terrain bi nga xam ne tey jii moom la ñu samp kër gi muy 150 mètres carrés maa ngi ko jënd ci valeur u 1 million de francs CFA. terrain bi nekk ci gannaaw nga xam ni moom la ñu samp zawiya bi ñu ngi ko jëndee 5 millions 500 mille kon fekkoon nañu mu am ay borom mais kenn dëkk fi woon. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif nag moo ñu santoon ni nañu sanc ci béréb bi di fi lal malaanu wadifa di fi defee suñuy cérémonie di fi defee suñu ay gàmmu di fi dalal nit ñi ñu sanc béréb bi ci barkeem yàlla dogal béréb bi dem ba yaatu béréb bi dem ba ci àdduna ñëpp xam ko waaye béréb bi dem aussi ba ñi nga xam ni mësuñu fi intéressé wu mësuñu fi sax kenn ñeme jaar heure takkusaan tey béréb bi dem ba ñëpp di fi wut kër di fi dëkk si mbooloo mi commencé fi bare ba oto boo jël ni ko Medina Cheikh mu indi la kon loolu sant yàlla la waaye dégg ndigalal kilifa la ndax dégg bi ñu dégg ndigalal Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moo ñu jural tey ngëneel gi tabarakallah ñu ciy sant yàlla bu baax. loolu dafay mel ni bërëb bu nit yàlla dëkk rek dafay barkeel. léegi ñu doon laajte comme ñi ngi toujours ci année 2018 bi léegi mën nañu wax tournée nationale yi léegi tëj nga ko yaa ngi waaj a tournée internationale mais boo doon tiré bilan ci année 2018 bi ban bilan nga ci tiré. bilan bi may tiré mooy bilan boo xam ni gis naa ni lépp lu ñu waroon a def ci année 2018 bi génn nañu 7 étapes ci tournée nationale yoo xam ni dañ ko débuté woon sa Dakar ñi ngi ko jeexalee ci Fass Ngom nga xam ni mooy dëkku Seydil Hadji Rawhan Ngom nga gis ni génn nañu ci 7 étapes def nañu Dakar def nañu ñëw nañu Rufisque ñëw nañu de même que Mbour dellu si nañu aussi ñëw Saint-Louis ci le 10 avril bi génn nañu aussi dem Kaolack dellu nañu aussi dem Rosso Sénégal ba ñuy ñëw ci Fass gis nañ ni daal bilan bi ñu ci tiré mooy enseignement yi nga xam ni waroon nañu ko dispensé nañ ko message bi ñu waroon jàllale nañ ko te yàlla dogal na ña nga xam ni nekkoon nañ fa déglu nañ ko te rafetlu nañ ko te yëg nañ ni ku ñu xam ñun xam ni tarixa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif fu ñu dem rek flambeau la ñuy yëkkati ndax boo xoolee ci génn bi ñu génnoon ci Mbour wasifa bu mag lañ fa organisé woon archive yaa ngi fi boo xoolee génn bi ñu génn ci Kaolack wasifa bu mag la ñu fa organisé woon archive yaa ngi fi te ñi nga xam ni tiijaan lañu bëgg lumière seen xol yi rafet ñoom ñëpp daje woon nañu fa biñ ñu fa déggee ñëw toog ànd ak ñun ci malaan bi déglu waxtaan bi ba ñu paree ñëpp apprécier kon daal bilan bi nga xam ni moom lañ ciy tiré mooy bilan boo xam ni gis nañ ci tabarakallahu réussite ci domaine yëpp te ñun li ñu yor mooy doxal suñu mission te ci cadre boobu rek la ñuy continuer incha allah. macha allah. léegi dañuy gis ni mag yu nu am ci Sénégal. ñëpp xam leen. mën naa tudd ay tur. mën naa tudd Cheikh Omar Fouti Tall. tudd Sëñ Babacar Sy. tudd Mame Alhaji Malick. tudd Baye Niass. tudd Cheikh Naba Sall. ñu gis daal mag ñooñu. yaa ngi def ay waxtaan si ñoom. ba sax di expliquer seen parcours ci wàllu lumière. donc ma la doon laaj. yan relation. nga am ak mag ñooñu. relation bi nga xam ni moom laa am ak mag ñooñu. mooy bépp relation bi nga xam ni am naa ko ak nit ñu baax mooy sopp la ba mu jeex tàkk bu ma xamee ci yow lu rafet ma wax ko mais bu ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mi ma dénk mission bi santé itam ma am lu ma feeñal pour nit ñi xam la ma feeñal pour nit ñi xam la. xam nga waxtaan bi ma waxtaan ci Cheikh El Hadji Oumar mais jóguma rek bëgg waxtaan ci Cheikh El Hadji Oumar dama ko waxtaan ci ndigal. ci ndigalal Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif. ma leeral parcours mystique bi. bi ma def ci Cheikh El Hadji Malick Sy de même bi ma def ci Serigne Babacar Sy de même bi ma def ci Baye Niass de même moo tax loolu ndigal la bu ma am def ci ñoom waxtaan boobu. relation bi ma am ak ñoom nag mooy relation wu liggéey nañu ci tarixa tijaniya su ma ñëwee man ni tarixa bi moo ma ñor yore mission li ma war a njëkk def mooy fexe ba ñi nga xam ni jiitu woon nañ ma kenn ku ca nekk ma delloo la njukkal waaye kenn ku ca nekk aussi ma fésal sa liggéey ci tarixa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani te loolu mooy li nga xam ni doon naa ko def léegi nag ñi nga xam ni ñëpp. gis gu rafet la ñuy gis xam nañu dëgg-dëgg ni dara ñorul leen lu dul tariqa tijaniya dara ñorul leen lu dul islam ñëpp apprécier nañu loolu léegi nag ñi nga xam ne ñoom dañu bëgg polémique wala dañu bëgg leneen ñoom ba léegi ñu ngi continuer di wax waaye nag libre nañu ku nekk wax la ko neex waaye ñun teewul lépp lu ñu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif sant dinañ ko wax te dinañu leeral liggéeyu mag ñi dinañu leeral seen cër ba ñëpp gën leen fonk waaye dinañ leen jàngale ba ku nekk xam ni lu waay di wuti fu ne am nañu ñu mel noonu ci Sénégal te puukare wuñu ko loolu daal mooy sama relation ak ñoom muy relation ñoo xam ne ñoo bokk tariqa relation ñu bokk Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani waaye relation yi ñu bokk mission tabarakallah. macha allah maa ngi de Sénégal moom la ñu am
ñu gis ne ko patriote nga. ba tax na boo ñëwee sax sa kër dañuy gis am benn drapeau. bu nekk à la porte d'entrée. ñu gis ni bëgg nga sa réew. ba tax sax nga naan axtaab yëpp. yàlla dafa def Sénégal la ñu nekk. ñu gis ne am nga cofeel bu mag ci Sénégal. donc est-ce que mën nga ñu expliquer cofeel boobu lu ko waral. ak ban gis nga mën a ban gisin nga gis Sénégal face au reste du monde. waaw xam nga en premier nekk sénégalais taxul ma ni axtaab yëpp rek sénégalais lañu parce que tout simplement je suis sénégalais non. wax naa ko ca Thiès en 2007 Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif base mystique am base mystique nag kuy nitu yàlla di nga xam luy base mystique. base mystique am Sénégal la ko sampu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani am na ku mel na Seydi Aliou Harachim kenn dabu ko ci cër am na Mouhamad Damrawi am na Aliou Tamasini am na Mouhamadul Qali am na ku nekk. mais aussi am na ku mel ni Cheikh El Hadji Oumar am Seydi El Hadji Malick Serigne Babacar Baye Niass Cheikh Abbas Sall Thierno Seydou Nourou Tall ñeneen ak ñeneen. léegi nag xutbul axtaab kooku du pour benn territoire wala benn dëkk bu ñu koy féetale wala leneen dafay loo xam ni ci xayb la woon démb tey soo koy dikk. yàlla dogal ci ñoom ñu ñëwoon Sénégal mais seen ñëw Sénégal mën naa ni lan la mooy parce que Sénégal dafa amee benn mission boo xam ni mission universelle la boo xam ni tey képp kuy jullit. ci mission boobu nga doon xaar képp kuy borom xam-xam bind nga ci mission boobu képp kuy ci borom téere junj nga ci mission boobu loolu moo taxoon nag ñoom ñu ñëw Sénégal ñoom feeñ fi pour jàppal jëmmu jooju tànk bu jógee. kon préparation mystique la boo xam ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif jaarale na ko ci ñoom pour def ko ci réalité yi nga xam ni war na génn Sénégal ba jullit yi nekk ci monde bi yëpp mën ci jëriñu. léegi nag avenir u Sénégal dañu gis Sénégal ni avenir am. mi ngi ci loxo yàlla mi nga xam ni moo bind ñëpp muy benn ndax yàlla mooy jiitu ci lépp mooy rëdd aussi avenir bi mais gis nañu aussi ni jeunesse bi nga xam ni tey moom la ñu xam muy jeunesse sénégalaise bi ñoom ku nekk am na ci tey partition waaye ku ci nekk am na rôle à jouer ñun ñooy fexe ba xool nag nan la ñu bëggee suñu avenir ndax d'accord man je suis un patriote ndax awma lu dul Sénégal je suis sénégalais wax yàgg naa ko di wax keneen aussi de même mais léegi rôle bi jeunesse bi war a jouer ñoom pour avenir u Sénégal léegi kenn ku ca nekk am na ca part de responsabilité ku nekk nag yaay xam nan nga bëggee Sénégal lu ëllëg fekkee dañu bëgg Sénégal lu ëllëg mu nekk Sénégal boo xam ni bu développé la nañu commencé ñëpp sumi mbubb yi ñu dellu ci agriculture bi dellu ci pêche bi dellu ci commerce bi dellu ca nañuy fexe ba suqat suñu réew toll fa nga xam ni fa lañ ko bëgg fekkente ni nag dañu bëgg avenir bi ëllëgin mu demee neneen suñu ko bàyyee lépp loo xam ni waroon na tey doxal réew mi ñu dellu ci caaxaan nekk ci soirée yi ci boîte de nuit su boobaa bu ëllëgee dinañu mere ku ñu deful dara kon daal avenir u Sénégal ginnaaw bi mu nekkee ci loxo yàlla mi nga xam ne moo bind lépp la ca des di l'essentiel mi ngi ci loxo jeunesse bi ku ci nekk nag am na rôle boo xam ni war na ko ci jouer loolu daal man moom laay gis comme muy avenir Sénégal mooy fexe éveiller jeunesse bi ba ku nekk xam lan mooy ëllëg suñu réew ak nan la ñu bëggee suñu réew ëllëg kon lépp daal base bi nga xam ni mooy base fondamentale bi ci jeunesse bi lay dellu. justement jeunesse boobu naka la war a def ba Sénégal nekk un pays développé. ni mu war a def ba Sénégal nekk un pays développé mooy ni nga xam ni jeunesse boobu tey jii ci noonu lañ leen waree yar xam nga nag il faut le reconnaître aussi. boo seetloo jeunesse sénégalaise ñu bari bëgg nañu liggéey xëy na yàlla daf leen def dogal ci ñoom ñenn ñi bëgg liggéey te amuñu ko am na ñoo xam ne tey bëgg nañu mbay mais yàlla dafa dogal xëy na dañu amul ay terrain yu ñu baye wala lu nu mën a jiwe wala leneen léegi ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi nañu fexe ba li nga xam ni jeunesse bi soxla nañ ko ñu fexe ba gën a créer ay emploi ba dimbali jeunesse bi ci loolu ba nii jeunesse bi di jógee tey jii di génn ñi di dem ay yeneen dëkk Europe yeeg pour wuti ëllëg ñu dem ba yëg ni seen ëllëg boobu ñuy wuti mën nañ ko am ci seen réew ma ñu ne su boobaa bu ñu ci amee pas-pas gën ci jàmbaare ànd ak volonté rek dina dem tey jii ba Sénégal fi ñu ko doon xaar dinañ ko fa gis ndax nag réew mu avancé nag na nga xam ni dëgg la wàllu mbay moo ko avancé loo waaye mbay moomu nag ñu ko mën mooy ndaw yi daal suñu delloo see ci source bi muy li nga xam ni suñu maam yi nekkoon na ci démb gouvernement bi fexe ba jox leen jumtukaay yoo xam ni dinañu mën a liggéey ñoom it ci tool yi dinañu mën a liggéey ci napp gi dinañu mën a liggéey ci wàllu commerce bi dinañu mën a liggéey ci yeneen secteurs yi kon ëllëg Sénégal su boobaa suñu doom yi ñu am bu ñu jugee ñoom ñëpp dinañu kontaan ci réew mi ñu jëm kon daal avenir bi ba léegi rek na dellu ci loxo jeunesse bi mais mu ànd ak aussi gouvernement bi di leen jàppali ci lépp.
dans la balle et dans le camp de la jeunesse. donc ñu leen di fàttali toujours que yéen ngi si biir plateau Waladounyati ñi dal la Seyd Mohamed El Cheikh. ne dañu ñëw ci wàllu géopolitique. donc ñu gis ni ci wàllu actualité internationale jullit yi ak chiite yi jubóowuñu. donc dañu féewuloo. mu jural umma islamique bi ay camp. chiite nekk fii sunnite nekk fii. donc yow en tant que missionnaire Cheikh Tidiane yow ban solution nga nu mën a indil ngir loolu mën a am saafara. loolu yàgg na boo xoolee conflit bi am tey ci diggante chiites yi ak sunnites yi yàgg na ça ne date pas d'aujourd'hui kooku yàgg na depuis ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee xulafaul arbaa yëpp déggoon nañu problème yi nga xam ni nekkoon na ci biir ci partisan Alioune yi ci partisan Ousmane yi ci ñeneen yeeg ñeneen yooyu yëpp nga xam ni tey jii benn côté la boo xam ni côté bu triste la ci islam nga xam ni islam bëggu ci sax di ci souveniru kon yàgg na muy problème mu chiite yi tey ak problème mu sunnite yi waaye nag seen ñàkk juboo boobu yëpp du tee kenn ku ci nekk si ñoom su jàppee ni jullit la rek xëy na mën na dem ba même bu ñu toogul ci table it ñu mën a ànd nekk ay frères ndax dañu ni tous les musulmans sont des frères que ça soit muy chiite yi que ça soit muy sunnite yi ku ci nekk am na sa idéologie am na sa ngëm-ngëm léegi nag ñàkk bi nga xam ni ñàkk nañu juboo kenn ku nekk su dellu see xam ni daal jullit la avant tout rek gëmul ku dul yàlla gëmul ku dul yonente bi balaa leneen di ñëw su boobaa defe naa ni dinañu mën a ànd boo xam ni àndu jullit lay doon ndax tous les musulmans sont des frères ni ma ko wax léegi nag lu des muy seen ñàkk juboo boobu ñi ngi ciy am yaakaar ñi ngi am yaakaar ni yàlla dogal na ci histoire yonent bi am yu mu ca jot a tudd ci wàllu prophétie ni bés dina ñëw chiites yi ak sunnites yi yëpp dellu ba ku nekk joxante loxo ñu joxante loxo ñoom ñëpp ànd ba ñu xam ni islam bi benn la waaye ba ñu xam ni yàlla mi ñuy jaamu aussi kenn la ba ñu xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñoo ko bokk ngëm léegi nag problème bi mooy pour ku nekk ànd ci benn idéologie bi te mooy ñu xam ni yàlla moo fi ne ñu xam ni yonent bi la ñu gëm il faut ku ne bàyyi dara xam nga tey bu ku nekk jàppee dara du ñu dem kii man noo kii laa gëm gaw ma kale kii man kii laa gëm kii mbubb mi laa sol du ma sumi mbubb male su boobaa mën na ni coow dana bare mais ànd bi buy amit du gaaw kon nag pour ànd bi yëpp ñu tekk ci yoon tekk ci islam teg ko ci siraatal mustaqim ni ko alhaaji Abdul Aziz Sy Dabakh mu baax ma daan waxe loolu il faut kenn ku nekk bàyyi kenn te xam ni yàlla moo fi ne yonent bi mu bàyyi kenn ka mooy xelam lu ñaaw la mu ko daan xelal ca moroomub jullitam waaw kenn kooku daal soo ko bàyyee muy la sa xel daan utiliser di la ko wax ci sa moroomub jullit te muy lu ñaaw soo jëlee loolu tey rocc ko teg nale xam ni yàllaa fi ne yonent bee fi ne nga ànd ak idéologie boobu defe naa ni jullit boo gis di nga joxanteeg moom loxo. dañuy gis ni àdduna bi ñu nekk nii tey nous vivons dans un monde développé. léegi ba tax na wàllu science wàllu technologie dafa développé ba ëpp. léegi ñu doon laajte ban place la jàngale nit yàlla. am ci àdduna bi nga xam ne si nit ñi vérité scientifique la ñu topp ak technologie. njàngale bi nga xam ni kàddu nitu yàlla yi jot na ko ci am déjà mën nañ ni wàllu wëli yi ak seen secret ak seen xam-xam yooyu moo jiitu tey jii yi nga xam ni moom la ñuy tuddee wàllu technologie ak vérité scientifique yi. xam nga doon naa ko wax ci conférence Rosa rek su ko mbokk yu fàttalikoo mooy ba may wax ni léegi vérité scientifique yi toll na foo xam ni tey jii. góor soxnaam dafay tollu diggante mu yóbbu ko ci gynécologue bi mu ni ko doom bu jigéen la ëmb pourtant góor bi day apprécier daal di nangu wali yàlla dajeeg moom ni ko sa soxna si doom bu jigéen la ëmb mu ni ko laa ya'lamul ghaybu illallah daal di koy limité te xamul ni vérité boobu nitu yàlla bi di wax moo jiitu vérité bi nga xam ni tey moom la gynécologue bi basé wu pour mën a xam ku jigéen ki lan la ëmb ndax ni ma ko waxee ni lumière bi source bi lumière u yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la te nitu yàlla yi ci lumière u yonente bi la ñu branché wu ci la ñuy naan moo tax ñoom la ñu xam sax ñi nga xam ni tey ñi ngi tënku ci vérité scientifique xëy na ñoom xamuñu loolu benn nag mooy ñi ngi ci commencé di trouver ndànk-ndànk waaye luñ ci trouver rek nitu yàlla yi lay dëggal léegi nag nan la ñuy fexee tey ba ñu mën a jëfandikoo kàddum nitu yàlla yi mooy ñu fexe ba delluwaat ci source bi mag ñi wax naa ko ni kenn ci ñoom tabaxul woon bâtiment bu mag wala créé immeuble tuddee ko université diw waaye kenn ku ñu nekk ci ñoom teewul sa suufu mbaar ma nga daan jàngale doy na université parce que xam-xamu sagesse yëpp fa la génne te am nañu mag ñu mel noonu ci Sénégal nga xam ni indil nañu kàddu yoo xam ni tey ci si jeunesse bi jëriñoo jeunesse bi dina dem ba jukko yu rafet yi nga xam ni réeroon na
jukko yi nga xam ni tey jii réew mi soxla na ko jukko yi nga xam ni jullit soxla na ko jukko yi dana dellu si waat ci ñun te nag jukko ju baax su xasee ba am rek avenir bu baax daal di am ndax avenir bu baax nag jukko ju baax moo ko jiitu kon daal kenn ku ci ne na dellu ci source yi ki nga xamee ni tabarakallahu nitu yàlla yu mag yi jàngal nañ ko mu dellu ci seen njàngale waaye dellu ci seen yar dellu ci seen teggin yooyu yëpp su ko jëlee nag mu boole ko ak nag bi nga xam ni moom la vérité scientifique bi indi mu boole ko muy ñaar dafay nekk bénéfice ci moom su boobaa mu jëriñoo ko dina am yàlla am yonente bi am Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani waaye dina dégg jamono dina mën a ànd ak ni àdduna di doxe tabarakallah côté boobu daal loolu lañ ci gisoon ni moom lañ ci mënoon a indi comme réponse tabarakallah. macha allah xam naa ni ñu ngi nekk suñu question bu mujj. xanaa ñu wax la jeunesse Sénégal bi parce que fu mu toll nii soxla nañu lumière. donc jeunesse boobu ban conseil nga leen mën a jox ngir ñu mën a am dund bu neex fii ci àdduna ak fii ci àlaaxira waaw yan question daal yan conseil nga mën a jox sunu jeunesse bi. conseil yi ma leen mën a jox mooy conseil yi nga xam ni dama koy njëkkee ci sama bopp mooy ñu xam ni yàlla binduñu lu dul ngir ñu jaamu ko jaamu yàlla moo ñu indi ci àdduna leneen luñ fi am bénéfice la. waaye itam ñu xam ni bu ñu bëggee tey jii yu bare yàlla yombal ko ci ñun yu bare yàlla dimbali ñu ba ñu jote ci mënuñu amee loolu lu dul ci ki yàlla wax ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin muy yërmande bi nga xam ni moom la yabe yonent bi dénk ko kon faw jeunesse bi ku ci nekk delloo sa xol ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni tey yonent bi mooy solution yi waaye suñu dellu see aussi ci jeunesse tidiane bi li ma leen di wax mooy jeunesse tidiane bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa indi loo xam ni cadeau la ci kaw suuf muy tariqatul xaq léegi nag cadeau bi kenn ku nekk pour mu profiter ci li nga xam ne nekk na ci ay ngëneel mooy il faut mu fexe ba condition yi tariqa bi tëral mu respecté ko waaye ku ci nekk aussi ci jeunesse bi na xam nag lan mooy njëriñam ni ma koy faral di waxee. xam nga tey question yooyu ñu bari dañ koy soulever rajo boo tijji ñi ngi waaraate rajo boo tijji yaa ngi dégg ñuy waaraate place boo dem. yaa ngi gis benn mbokk ñëw di waaraate ci place bi mais lu tax nga gis crise des valeurs bi gën a intensifié ba tey jamono gën a yàqu te pourtant tey la waaraate bi gën a bare kaamil yi nii wàcce ci xew yi tey la gën a bare kurus yi tey la gën a bare lépp tey la gën a bare xam nga lan la mooy ñi nga xam ni tey jii ñoom ñooy porteur de voix yi il faut ñu xoolaat seen bopp parce que tey soo woowee benn jeune nga ni ko da nga war a laabiir nga ni jeune bi da nga war a baax da nga war a yéene ñëpp jàmm léegi jeune bi moom déglu na la comme yow prédicateur nga nangu na li nga wax mais jeune boobu dafay xool sa jukko yow su demee ba gis ni yow tamit xëy nga benn suba rek xëy na gis nga ni sa intérêt léegi commencé na yàqu wala am na loo xam ne yaa ngi ko doon am ci xaalis amatoo ko wala nit ñi la toppoon toppatuñ la nga commencé yow léegi utiliser internet bi di dingat ñeneen nit ñoo xam ni ci yoonu yàlla la ñuy yëngu wala ci yoonu yàlla boo xam ni ñëpp reconnaître nañ ko tey ñeneen ñoo xam ni yéen a bokk tarixa mais jeune boobu déglu woon la respecté woon la mais bis boobu la lay bàyyi parce que dafa naan la yaa ngi koy digal loo xam ni yow sa bopp defoo ko te yàlla moo ni yaa ayyuhal lazina amanu lima taquluna ma la tafaalu kon comportement bi jeunesse bi di seetlu ci ñi nga xam ni ñoo leen waroon wan yoon bi tey ñu dem ba yàgg ñooñu wàcc yoon bi di nga neen ñii di wax yu ñaaw di wax yu tegginuwul loolu mooy tax ka la doon déglu joxoon la cër léegi dootu la déglu moom dootu la jox cër te fekk na yow yaa ko motivé ci kàddu yu ñaaw ya nga xam ni yaa ngi koy yëkkati wala taxawaay bi nga xam ni rafetul te yaa ngi koy am kon nag li may dellu di ko jox muy conseil jeunesse bi mooy yàlla ñëpp la fi nekkal yàlla ñëpp daf leen bind pour ñu jaamu ko amul kenn ku mu defal exception yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmandeem yaatu na képp koo xam ni bëgg na cofeel bëgg na lumière dana ci xëj Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif tariqaam benn réalité ci nekk muy pratiquer ànd ak xorma ak teggin ci képp koo xam ne am na ko comme xalifa képp ku motal conseil yi di nga tegu ci yoon fii sa ëllëg dana neex ku bàyyi conseil yi nag dugg ci ay problème dugg ci ay mbiru partisan dugg ci ay xaste dugg ci ay tooñ dugg ci ay leneen su ëllëgee loo dajeeg yaa tooñ sa bopp kon daal nañu delloo si xel yi xam ni yàlla moo fi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la fi teg ñun bu fekkee ci tarixa tijaan la ñu bokk ki yàlla jiital suñu kanam ñu war ko sopp ba jeex ci moom takk
ànd ak moom di jëfe ay ndigalam di moytu ay tereem mooy Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif. meneen mag mu dikkaat nag di liggéey ci tariqa Tijaniya ñu jox la xorma jox la cër ba nga xam ni moom la yàlla jox ndax suñ la ko joxee yàlla jox na la ko suñ la joxul cër boobu yàlla jox na la ko ba noppi. kooku daal mooy li nga xam ni moom laa ni woon dinaa ko digal jeunesse bi comme ça que ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom mu utiliser lii su ko utiliser dina ci gis réussite fii ci àdduna waaye gis ci réussite it ëllëg sa àllaaxira loolu daal mooy conseil yi nga xam ni moom laa leen bëggoon dénk. macha allah kàddu yi rafet na trop donc question boobu noonu moo doon sunu question bu mujj donc ñu ngi lay remercier yow Seydi Mohamed El Cheikh parce que xam nañ ni amoon nga ay yitte yoo nekkoon sa emploi du temps dafa dense ba tax na sax pour nga mën a déplacer wu dafa xaw a jafe. donc ñu ngi lay remercier temps bi ñu accordé daal di ñuy permettre ñu defal la bi interview. donc ñu ngi lay remercier bu baax. maa ngi lay remercier bu baax ak sa équipe bi nga xam ni ànd ngeen ak moom yëpp muy waa waladuniyaati.com di site d'information générale boo xam ni fépp ci àdduna bi ñu ngi ko fii suivre ngeen di liggéey aussi liggéey bu rafet ci diine ji mais di liggéey bu rafet aussi ci tariqa tijaniya kon yow muy monsieur Niang maa ngi lay remercier yow ak sa équipe yëpp bi nga xam ne ànd nga ak ñoom ak ñi nga xam ne ñëpp indi nga leen tey ji ci ñi lay monteel ñi nga xam ne ñoom ñooy filmer ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fexe ba image bi tey ji war a génn nit ñi seetaan ko mu nekk image boo xam ni bu rafet lay doon ci seen i bët kon daal vraiment maa ngi leen di ñaanal rek yàlla na yàlla gën leen taxaw yàlla na yàlla gën leen sàmm waaye yàlla na yàlla dem ba seen site d'information générale bi di waladuniyaati.com fépp ci àdduna ñu di ko dégg fépp ci àdduna aussi ñu di ko gis waaye fépp ci àdduna aussi ñu di ko apprécier lépp ànd ak ngërëmal yàlla ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngërëmal Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif may dellu aussi di remercier ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi toog bàyyi seen yitte di nu seetaan di ci wax kenn ku nekk rek fa nga nekk ci àdduna ak lu mu sore sore ñi ngi ñëw ba ci yow di la jox loxo di la nuyu di la ziyaara di la dalal te di ñaan yàlla na yàlla yàgg la may wér yàlla na yàlla yàgg la taxaw ci sa mission yàlla na yàlla yàgg doxal lépp la nga xamee ni bëgg nga ko te muy sa mébét di ngëneel ci yow waaye di ngëneel ci umma islamique bi maa ngi leen di remercier di leen jox dox daje rek ba beneen incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaye yéen it tamit yéen ñi ni seetaan ñu ngi leen di remercier bu baax di leen wax ni na ngeen abonné wu ci chaîne YouTube Waladuniyaati ñu ngi leen di dig ay surprise donc am na yeneen émission yu dul ñëw di leen wax ni tamit sunu interview ak Seydi Mohamed El Cheikh des na yeneen interview yu nga xam ne si mi ngi waaj ñëw donc abonnez-vous à waladuniyaati.com jërëjëf. بحري ولدنياتي من بحري ولدنياتي في العلوم اللدنوي من بحري ولدنياتي من بحري ولدنياتي في العلوم اللدنوي بحري ولدنياتي